dalee nag jàmm ci xibaaru bis bi ci Seneweb lu ci gën a fës bokk na ci nag scandale ba am ca Rufisque benn professeur u mat moom moo foon benn élève bu am 15 ans si biir salle de classe ba mu jëriñ fa mbaxane doon ni benn. danañu wax ci jaayu ba carte membre yu Pastef yu ñu dogg ñoom takk der ya ca Fann Point E CLPC di nag yuuxu wàllum entrave révision constitutionnelle bi riposte Pastef bi gannaaw recours Diomaye Faye bi dinañ ci addu ak rek lan moo tax vote assemblée nationale bi mu nees nañu ko dal di annuler crise riz locale bi état daal dinay déployer benn plan d'urgence ngir dal di écouler li nga xamante ne ni moom moo di stock bi ci assemblée nationale suppléant yu Ousmane Sonko ak Amadou Ba daal dinañuy demaat ak ay avantage yu rëy a rëy yoo xamante ne ni dinañ leen ko digtal ca namu gën a yaatoo plainte benn ancien lion Amara Traoré daal dinañ koy teg loxo ca France. Marine Le Pen dana doon candidate ci lu ñeel tànneefal njiital réew atum 2027 si loolee la ñuy dikk ak yéen si lu ñeel xibaaru bitim réew la tañ si toftal xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar képpe mbokk yi li gën a fës si wàllum tënk ngeen taaxiirlu nes tut gannaaw bàkk bi ñu daal di koy yaatal. mu ngoog bàkk ba jib na nuyu nañ leen bu baax yéen ñuy teewlu wax li tey ba ci Seneweb ba xabaar yi scandale ba am ci Rufisque lañ koy dooree ca école Kambal nekkee ca cité Tawféex benn scandale nag bu mujjee ji fa mbaxane doone benn moo fa am benn élève bu jigéen buy def classe bu 4e am fukki at ak juróom moom la nag benn professeur mathématique dal di fóon alors que nag xale bu jigéen bi da doon def épreuve science physique yi bu ñu sukkandikoo ci ay sources Seneweb naka noonee Esba di tutrice victime bi dafa déposer plainte jëmale ci professeur ba ca sûreté urbaine bu commissariat central bu Rufisque ba ñuy amal enquête ba élève bi la di MND Balde daal dina xam ne enseignant bi la di PO Ufomba di nationalité nigériane nekk en poste ca école bu Kambal daf ko fóonoon alors que nag dafa newoon ci salle de classe ba ñu convoqué ko ngir nag teewlu ko ñoom policiers yi directrice su école ba nee na daal dina koy jagleel ab demande d'explication moom professeur bu def li ni mel nga xamante ne ni daal dina koy reconnaître ci kanamam bu ñu sukkandikoo ci enquête sûreté urbaine bu Rufisque yeneen i xale yu jigéen yu nekk ci école ba tamit ne nañu moom professeur ba def na leen na mu def xale bu jigéen boobee nga xamante ne seeni ay mbir moo dem fa mbaxane doone benn moom moomee nag di professeur ba soo métuwulee danañu ko defeeri ci kanamu procureur Cheikh Diakhoumpa di chef parquet local bi. altine 6 juillet 2026 ba 17h10 jotee commissariat arrondissement bu Malika dañu ko yëgal benn accident boo xam ne bakkan da ca rot amee ci VDN 3 bi transport bi nga xamante ne ni def nañ ko ci bërëb yooyu moo tax enquêteurs yi nemmee ko ne dafa doonoon ku ñuy wax Bégué dëkk Kër Massar mu ñu fekk rek deret ja sang ko ci kaw taliba bu ñu sukkandikoo si lu mise en cause ba xamle F Ndiaye am 24 ans di chauffeur dëkk Guédiawaye moom mu doon dawal auto particulier wam di benn Peugeot 307 nekk en règle ak pièces yi nga xamante ni moom la war a am yëpp ba mu yegsee si VDN 3 bi ak ñamu yeboon dafa dal di mbëkkante nag ci anam bu brusque ak benn motocycliste bu doon dawee ci sens inverse bi alors que nag da doon jéem a rëcc ci point de contrôle bi nga xamante ne ni moom moo amoon ci pont wu Malika bi violence su choc bi nag dafa sabab nag génn àdduna ba soxna si la di Binta nga xamante ne si saa si la génn àdduna moom mi nga xamante ne si moto ba lañ ko dal di yeboon motocycliste bi moom i jàllo moom dasee génn nag ab damm wu tibia gauche bi ay gaañu ci bopp bi ak ay tëccu ci yaram bi mu dal di craindre nag lynchage jëlee ko si mbooloo bu ko riirali dawalkatu oto ba dafa dal di daw dal di rek làkku ji ca poste ba police bu waxi naan Nimzat ba mu fa yóbbu boppam ba fa nag li nga xamante ne ni moo di ndaamaaram ba fa nga xamante ne ni fa la accident ba amee néew ba victime bi moom sapeur pompier yi ñoo ko yóbbu morgue hôpital ba ngir besoin yu autopsie bi si waxtu bi nga xamante ne ni borom moto ba ca jëlee ay gaañu dañ ko évacuer hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye chauffeur bu mu ñeel nag gannaaw loolee lañ ko présenté commissariat d'arrondissement bu Malika gannaaw constat d'usage bi daal dinañ koy placer en garde à vue ngir homicide involontaire par accident de la circulation routière enquête daal dinañ ko ciy ubbi ngir établir circonstances exactes yu drame bi.
tension bi dafa monté ba yegg ci lool ca ba ñuy amal benn rassemblement wu ñoom ay militants yu Pastef ci boulevard Mame Cheikh Ibra Fall ni ki dibeer bi la ñu weesu juróomi fan ci weeru sulet section Fann Point E amitié bu parti Pastef nee nañu daal dañ leen wax ngir ñu daal di doggandi ab opération ngu jaay ak activation nga ay carte membre gannaaw intervention nga police parti bi di dénoncer benn tentative d'interdiction illégale di évoquer tamit benn atteinte aux libertés politiques si benn communiqué structure locale parti ba di xam ne takk der yi dañoo présenté wu si bërëb yooyee ngir jeexal seen activité bañ doon amal invoqué benn défaut autorisation préalable benn situation bu responsable yu Pastef yooyu contesté jàpp ne nag exigence bi ni mel dafa doon atteinte aux libertés démocratiques yi nga xamante ni constitution sénégalaise bi ko garantir exigence su ab autorisation ngir benn réunion wu bi ni mel dafa doon ab violation flagrante bi suñu ay liberté démocratique ñu daal di koy dénoncer commission locale placement wu carte yi di CLPC Fann Point E amitié ne nag daal di dañuy protester vigoureusement jëmale si lu ñu jàppee tentative d'intimidation ak d'entrave à l'expression politique légitime responsable yi locaux yoo di assuré ni boobu lay épisode du remettre en cause seen mobilisation beek seen campagne d'adhésion bi ci biir Pastef. Bras de fer institutionnel bi nag daal dinañ koy engagé officiellement ci kanamu juridiction bu gën a ñoŋ ci réew mi ni ki altine juróom-benn fan ci weeru sulet atum 2026 maître Cheikh Ahmadou Ndiaye avocat ca cour di agir ci turu ak ngir compte njiit réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye présenté wu na ci kanamu greffe conseil constitutionnel dafa dal di déposer nag benn recours en inconstitutionnalité boo xamante ni lu ko tax a jóg mooy contester procédure révision constitutionnelle bu assemblée nationale adopté njiital réew mi daal dinay attaqué de plein fouet régularité wu ay liggéey parlementaire di ainsi invoqué benn violation procédure révision constitutionnelle loi numéro 18/2026 bu assemblée nationale nekk date ba 29 juin 2026 mu jànn graawaay situation bi njiital réew mi dafa dal di assortir saisine mu ab déclaration d'urgence si jëfeewub ay texte organique yu régir conseil constitutionnel di sàkku benn ay examen bu xóotu requêtam bi ci délai wu juróom-ñetti fan ngir nag étayer grille famille exécutif bi dafa dal di yónnee ay pièces justificatives yu bëri bokk ci texte yu loi visé yi correspondance officielle yeeg njiital assemblée nationale bi ainsi que ay procès-verbaux ay huissier de justice dossier bi am na tamit ay clé USB yu am ay enregistrement audio ak vidéo ay débat en séance plénière ngir rek matérialiser manquement yu ñu dénoncé sage yu conseil constitutionnel bi nag yor nañ fi mu ne nii ilaa am nañu benn ay bés ngir rek dal di joxe seen ab àtte. comme niñ leen ko xamalee ci talaata ci suba njiital réew mi daal dina saisir conseil constitutionnel ak ab recours en inconstitutionnalité ngir violation procédure révision constitutionnelle loi numéro 18/2026 bu assemblée nationale bu 29 juin 2026 député yu Pastef yi nag auteur yu proposition révision constitutionnelle bi daal dinañuy réagir ci seen communiqué bi nga xamante ne ni talaata ci guddi lañ ko biral Ayib Daffé Abdoulaye Tall Fatma Mbodj Abdoulaye Sow Awa Sonko ak Anne Marie Yacine Tine nee nañu nag dafa doon énième reniement wu njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye alors que nag dafa dal di indiqué officiellement ci tontam bu mu dal di xaatim ci sàkkute foofu avis wu njiital assemblée nationale ministre de la justice daal di koy féddali ci kanamu représentation nationale intention mu nag soumettre texte bi au référendum njiital réew mi nag dafa sa dal di jóge ko ngir saisir conseil constitutionnel ci effet wu invalider ensemble texte bi ñu xamle ko ngir nag député yooyu si boobu les recours njiital réew mi Diomaye dafa admettre que ni texte bi dañu ko approuvé définitivement en conformité ak jurisprudence constante bu conseil constitutionnel bu mu jàppee que ni adoption bi ci 3/5 yu ay suffrage exprimé dafa réaliser à la fois adoption bi ak approbation bi tamit membre yooyu yu groupe parlementaire Pastef bi dañoo jàpp ne njiital réew mi mënula saisir conseil constitutionnel ak ab recours contre ab loi de révision constitutionnelle
si lu dul rek différentes étapes yu procédures yi dañoo dal di achever définitivement daal dinañuy découler tamit que ni wuuteeg engagement wam bi dañoo dal di enterrer définitivement arbitrage peuple souverain bi par la convocation référendum bi nga xamante ne ni dañ cee soustraire ngir éviter benn débâcle électoral prévisible et cuisante ñu xamle ko ba tax na kon porteur yu proposition révision constitutionnelle nee nañ nag am nañ conviction que ni ci kanam extrême faiblesse juridique ay moyens yi nga xamante ne ni njiital réew mi daal dina koy développer si recours am bi conseil constitutionnel bi nga xamante ne décision yi mooy imposer aussi ñëpp dana rejeter li ni mel ba noppi ubbi si noonu étape finalu promulgation wam bi. benn waxtaan bu mu sekk ak observateur docteur Mor Fall enseignant ca faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru daal dinay analyser nag xiiroo ngaayoo bi ñeel wàllum institutionnel bi ci révision constitutionnelle bu assemblée nationale voté njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di koy contesté ci kanamu conseil constitutionnel bu ñu sukkandikoo ci juriste bi ko wutu Macky Sall si nag dëggam la nekk bu baax dafa doon benn prérogative bi nga xamante ne ni dañ ko jagleel njiital réew mi ci ay termes bu ay disposition article 74 bu constitution bi koy permettre mu saisir conseil beeg ab recours en inconstitutionnalité si invoqué violation procédure adoption loi bu ñeel révision constitution bi daal dinay préciser ne nag dafa doon filer ab recours en inconstitutionnalité par voie d'action buy relever normalité institutionnelle bi ci fond bi université bi di xamle nag irrégularité dëgg yi nga xamante ne ni moo am ci ba ñuy amal vote bi ci assemblée nationale lim article 82 bu constitution bi nga xamante ne ni dafa ne amendement wu ay député nag duñu doon lu recevable si bu ñu aggravé woo charge publique yi te amul benn recette compensatrice or comme nag nu ko ministre de la justice xamle maître Moussa Sall amul si rapport présentation rapporteur commission bi compensation bi nga xamante ni moom la ñu war a discuter ba noppi adopté ko au même moment que amendement yi wax si dolli rejet wu demande vote bu ñu bloqué gouvernement bi formulé ko dafa doon beneen accro procédural interlocuteur journal bi di jàpp ne nag conseil constitutionnel bien que nag dafa limité ci benn contrôle bi minimum am na filé ay matière bu suffisant ndaxte nag grief yi nga xamante ne ni moom la ministre de la justice soulevé garde des sceaux bi dafa mérité benn attention particulière te mënees naa nag invalider procédure bi si bu ñu nag rejeté loi bi ñoom cette charge yooyee député yi duñu am benn njeexintal article 92 bu constitution bi dafa xam ne décision yu conseil bi doonuñu lu susceptible de voie de recours dañuy imposer wu ci pouvoir public yi ak nag ci autorité administrative yeeg juridictionnelle yëpp. Assemblée nationale dellu si ay député titulaire yu Ousmane Sonko Amadou Ba ak Momar Talla Ndao daal dinay sabab demu ba seeni ay suppléants respectifs yi le di Ismaïla Wane Amadou Mbaye Dia ak Abdoulaye Thomas Faye waaye nag yooyu les députés dem ñu dippee leen les coiffeurs quitté wuñu li nga xamante ni moo di pencum ndaw réew mi ak i loxoy neen bu ñu sukkandikoo si les Échos juste laata nag ñuy démissionné ci présidence su Assemblée nationale 24 mai El Malick Ndiaye dafa signé benn instruction générale au bureau buy définir modalité yu fin de suppléance bi ak i avantage yu mu jagleel député yu mu ñeel document bi dafa prévoir notamment si lu motul 6 mois wu salaire yi nga xamante dañ ko doon jot dañu ko viré coiffeur bi benn indemnité bu ñu versé benn yoon si benn délai wu benn weer toppandi njeexintal effective suppléance bi montant exact bi nag bureau bi moo ko dal di fixé si proposition ay questeur en fonction durée wu suppléance bi ak ay conditions yi nga xamante ne ni noonu lañu ko ci amalee même source bi di leeral tamit ne boobule indemnité mu ngi yem ak ay éventuels droits financiers yi nga xamante ne dañ ko amel déjà suppléants yi journal bi toftal si ne nag ñoom ñoo ñee bénéficier woon nañ maintien seen passeport diplomatique ba si njeexintalu validité wu boobule document rax si dolli assemblée nationale dafay yéene di assurer exclusivement garantie bancaire yi ak yeneen i engagement financier yi nga xamante ne dañ ko contracté ci ay
institution financière antérieurement ci expiration mandat wu suppléant bi dëppook instruction bi nga xamante ne ni prédécesseur Ousmane Sonko bi daal dina koy jël. ñu àddu jëmale ci leneen crise nag ni ñu écoulé ceebu mbéy mi daal dinay tax gouvernement sénégalais bi accéléré mesure yu soutien bi ci filière bi gannaaw mobilisation ay agriculteurs yu vallée du fleuve Sénégal yi nga xamante ne ñoo dénoncé altine mévento seen ay production ba tey réclamé dem ba ministre de l'industrie et du commerce Serigne Gueye Diop autorités yi dañuy annoncé benn mécanisme bu yees ngir yombalal nag njaayu ba ceeb bi nga xamante ne nii file lañ ko béyee ci réew mi benn mémorandum déggoo danañu ko signé ni ko àllarbay tey jile ci diggante état ak commerçant partenaires yi ngir renforcer jënd beeg séddale ba ceebu mbéy mi ndaje bi nag ñu ngi ko war a amalee siège ministère bi ca Pétavin dana dajale nag primature ainsi que département ministériel yu yor wàllum commerce bi financier ak agriculture bi si nag boobu li accord gouvernement bi dafa bëgg indi ab tontu si ay jafe-jafe yu nga xamante ne dañ koy am ngir écouler li nga xamante ne moo di ceebu mbéy mi ñu ñuy jànkuwantal ñoom béykat yi document bi warees na nag préciser notamment quantité wu ceeb bi nga xamante ne ni commerçant yi daal nañuy engagé wu ngir jënd ko modalité yu ñu koy séddale ak condition logistique yi dispositif bi daal dinay prévoir benn prix de vente bu ñu proposé si 280 francs CFA kilo bi ab subvention 50 francs CFA par kilogramme en faveur des riziers daal di koy complété boobu la initiative mu ngi am ci benn contexte ba nga xamante ne tension bu forte da ci am ci biir filière bi altine ay producteurs yu vallée du fleuve Sénégal dañoo mer ba futt ngir alerté ci seeni ay jafe-jafe yi nga xamante ne nii nag ñu ngi koy am ngir écouler seeni ay stock daal dinañuy exprimer sax seen mer jëmale ci ministre de l'industrie et du commerce dem sax bay sàkku ngir mu dem ngir jéem a nag indi ay solution ministre bi daal dinay fàttali nag ne engagé na ba noppi action yu bëri bokk ci jënd ba daanaka 9000 tonnes ceeb blanc ci importateurs yi jaarale ko ci agence de régulation des marchés ak direction du commerce intérieur ngir benn montant wu 3,15 milliards de francs CFA autorités yi lim nañ tamit gelu ay importation de bananes d'oignons du soble ak pomme de terre comme mesure bi nga xamante ne ni dañ ko destiné favoriser écoulement wu ay production nationale bi maanaam yu ñuy béyee ci réew mi. benn duel si wàllum yoon bu ñu xarandiwul moom moo lëmbee monde football sénégalais bi bu ñu sukkandikoo si ay xibaar yu Libération ancien sélectionneur national bi ak ancien international bi la di Amara Traoré daal dinañu koy placé en garde à vue ca section de recherche bu Saint-Louis ba plainte bi nga xamante ne ancien international sénégalais bi la di Souleymane Diawara moo ko déposé moom moo sabab boobule procédure journal bi di xam ne Amara Traoré ñu ngi koy toppee abus de confiance si benn montant wu 40 millions de francs CFA si plaintam bi Souleymane Diawara nee na dafa jox boobule somme Amara Traoré def na ay at yu bëri ngir jënd benn terrain te tax si dolli amul benn terrain bi nga xamante ne ni jox na ko rawatina tamit 40 millions yi nga xamante ne ni mosu ko delloo ngir défense am Amara Traoré nee na daal dafa soutenir beneen version di xam ne jox na xaalis bi ki nga xamante ne ni moo di propre frère plaignant bi nga xamante ne ni dafa génn àdduna. Marine Le Pen ak candidature bi la ñuy wax ci lu ñeel xibaaru bitim réew moom nag annoncé na sa candidature ci tànneefal njiital réew atum 2027 foofee ca France ay waxtu gannaaw condamnation bi en appel ci benn atub kaso lëmb sous bracelet électronique ngir détournement wu fonds européen nee na nag moom moomee dafa set wecc ba noppi annoncé benn pourvoi en cassation di li nga xamante ne ni dafay suspendre effet yu arrêt bi yu koy permettre mu def campagne sans bracelet électronique en cas de victoire maanaam daal si bu amee ndam dana former benn ticket gagnant ak Jordan Bardella bi nga xamante ni moom mooy doon jëwrinam bu njëkk. tàggat yaram ak polémique bu am ci gaynde yi moom la ñu koy dal di ndar képpe ñu mettre ko en cause si polémique yu bëri yu dëpp organisation campagne Sénégal beek ay supposé tension yu am seen biir Bamba Ba mu yor wàllu marketing fédération sénégalaise de football ak
njiital Linguère bu Saint-Louis daal dina cay addu si ay nag kaddu yu mu yëkkat daal dinay rejeté catégoriquement tuuma yi nga xamante ne moom lañ gàcc ci ndoddam weddina d'abord rumeur yi nga xamante ne nii nee nañ daf ci amoon benn jàppante ak benn membre tanière bi di assuré nag musula jàppanteek ab joueur équipe nationale bi laata ñuy qualifié bi laata muy qualifié yooyu lee nag wax ne daal ay kàccu neen la dara amu ci. Bamba Ba daal dinay récuser tamit bépp responsabilité ci dysfonctionnement organisationnel yi nga xamante ne nii dañ ko dénoncé ci ba ñuy amal jongante bi ñeel logistique bi hôtel yi ak transport yi daal dinay fàttali ne nag seen gestion dafa doon nag loo xamante ne ni ci FIFA lay bàyyeekoo ci cadre jongante yi comme coupe du monde tey xam ne ni nag amul benn responsabilité moo xam direct wala indirect ci yooyu les aspects di leeral tamit ne géré wul distribution billet yi rawatina plateforme yi ñuy de vente ba fédération bi lu ñeel nag ci njeexintal bi prise en charge ay famille yu ay joueurs daal dinay xam ne ni boobu les mission doonul loo xamante ne ni moo ko yoroon di expliquer benn référent bi nga xamante ne nii nag joueurs yi ci seen jëmu bopp ñoom ñoo ko tànnoon ngir gérer boobu les volets nee na nag laalewu ca ci lenn di nag ay kàddu yu mu yëkkati ngir seetal deram mu ngoog lii la ngeen di loon tey ci xibaar bi su tey jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci ànd bi safoo bekk kóolute gi